cette innovation qu'est l'université du Ramadan. Université du Ramadan de vision la vision bu kawe la bu sore xam naa ni rek sëriñ bi Université Ramadan ci ni mu ko amale ak ni mu dikkee da ngay gis ni duul ni lu jóg rek ni xay ni cëpp. Ça a été un long processus. mais Université Ramadan góor gi dafa si wane lu bare hormis tëralin bi wane tamit ne li ñu yor ragaluñ ko génne fenn wane ko ñeme nañu tamit képp ku nekk loo mënti jàng loo mënti xam nga ñëw toog ci biir daara ji wax ko fi te boo ko fi waxee ba pare te yow mi xam ne yaa ngi sonne nga ko boo ko fi waxee ba pare ndongo yi nga xam ne ci pënd beeg daara ji la jëf danañ la jàngalaat sa li nga doon wax li nga doon jànge ndax njàngum tubaab kaye la kayeeg bind ak mokkal récital da ngay réciter. bi Université Ramadan di ñëw ak ni mu taxawee fekk ne Serigne Moustapha mii ne jëflante ak jëf miin toog waxtaan ak jongante ci xam-xam ci biiru nitu daara waaye mu gënoon a miin tamit jongante waxtaan ay guddi ak ay jëflante ci ñiñ daan wax les collégiens et les étudiants yu Tivaouane ci jamono boo xam ne sax Tivaouane amagul woon collège bañ naan collégiens yi ñëw nañu vacances étudiants yi ñëw nañu vacances lu mel ni ñoom doyen Ibrahima Fall nekk boobu étudiant ñu mel ni ay ñeneen ñoom Babacar Fall ñoom Pape Assane ak ñeneen ñu nekk ñun seeni rakk sëriñ bi gën a nekk ci gën a ndawe di commencer di joññanteeg ñoom ay guddi yoo xam ni teel la ñuy def ak ay waxtaan ci ñoo xam ne ñii dañ naan nitu daara lañ ñii ay étudiants lañu ñii ay collégiens lañ ci ku am 13 ans 14 ans 15 ans di leen defal waxtaan comme vacances yi bu daan jot ñoom ñëpp dañuy ñëw di amal ay activités de vacances di amal ay cours de vacances gratuits di amal ay activités d'athlétisme et de compétition sportive di amal tamit chaque année ak lu mu xat-xat seen programme benn wala ñaar ba ñetti conférence religieuse sëriñ bi di def loolu conférence religieuse moom ak sëriñ Mansour di ko defal étudiants yi te gën a nekk ndaw ci ñoom ndax boobu ñoom ñu ngi ci daara ji gis nga donc loolu ñu màgge ko nekk ci loolu daara ji école bi ñi jàng tubaab ñi jàng alxuraan ñi jàng arab waaye jonjoo bi waxante bi loolu nga wax lu ñu mën a dëgg la lu ñuy làmb daj ko la puisque brassage culturel boobu nga wax bokk na ci li ñuy ràññee Université du Ramadan muy brassage diggante daara ji nga xam ni purement daara lañ koy jàppe ak daara ji nga xam ni mu ngi jóge ci école académique yi maanaam enseignement académique tàmbalee ko ca cycle primaire ba ca université ya am na ñoo xam ni ña nga ca université ya di jàng lu nekk mais am lu bari lu leen manqué am ñu nekk ci daara ji fii ci basang yeeg àlluwa yi jàng ñoom itam lu nekk mais am lu leen manqué Serigne Moustapha gis ni mais na waa daara ji fii
dem fekki waa daara ji fële waa daara ji fële itam ñëw fekk si waa daara ji fii moo tax Serigne Moustapha daan dem biir université Cheikh Anta Diop dafa def ay exposé samp fa section ca biir université ba ñuy doxal mission daayira bi foofu ba brassage bi réalisé wu nag ci université du Ramadan professeur d'université yi amu ci kenn koo xam ne kii daawuloo ngéejoo am programme ci biir plateau yi université du Ramadan demoon nañu sax ba dañ koy boole seen curriculum vitae di wone ni def nañu benn exposé ci université du Ramadan te loolu dafay duufal seen gëstu dafay doon seede ci wone ni ñu ngi leen di déglu puisque bari na ci ñoo xam ni seen xalaat bañ ko toggee ba mu ñor ci ndabul université du Ramadan lañ ko yekk ndaxte environnement bu mel noonu bariwul ñu koy am ñoom environnement public bu yeewu bu ñu yee ba ñu yeewu toog ànd ak dal ubbi seen xol ak seen xel di la déglu loolu bariwul milieu bu ñu koy amee moo tax universitaires yëpp dañu daan ngéejoo am programme ci biir université du Ramadan. diggante ñaar baatu lii mooy lan ñu toog si kay ñu lay wax ne leen bindal lii mooy lii ak lii ak tamit Serigne Moustapha ñëw ne la gis nga lii kii moo ko waral lii ko waral maanaam jàngal la si suñu borom lu nekk su la koy jox booleeg li nga jël mu jàngalaale la sa borom ba yow la ngay sa perception ba ngay am sa loola doo ko bokk ak ki jóge moo tax ñu jàngal la si daara ji vertu dugg ñu jàngal la sa université ba su vertu duggul safaan mën na dugg kon différence yi tamit foofu lay génne yooyu nag la indi wone ko yàlla def sutura mu tàmbale ko def wone ko d'abord moom si boppam def ay des cours magistral mais njàngum daara yi nag moom c'est autre chose. Ce qui était intéressant dans les thèmes de l'université du Ramadan, c'est qu'il abordait presque la quasi-totalité des préoccupations des élèves, quelles que soient leurs appartenances religieuses, sociales ou politiques. L'on pouvait parler de cours magistraux, de travaux pratiques en passant par les débats, tables rondes, séminaires, génie en herbe, sport. Par une démarche méthodologique novatrice, elle a aidé à construire une synergie entre universitaires réputés, leaders connus des champs économiques, sociaux et médiatiques, autorités religieuses et simples citoyens, fortement préoccupés par les problèmes du Sénégal, ce qu'on appelle un réseau intellectuel. kilifa yooyu nga xam ne ñoom ñëpp jaar nañ ci université du Ramadan te boo leen déggee di nga xam ni daanaka ay kàngam lañu ci université yi nekk ci biir réew mi daan ñëw di jàngale ci université du Ramadan nga fay fekk itam ñoo xam ni ay doomi daara lañu ñu jóge ci këru diine bu nekk sans distinction amul tariqa amul leneen amul mazhab ñëpp kenn ku ñu gis ni am na xalaat ci diine ci wàll gii ñu bëgg a waxtaani tey rek daan nañu jël say contact waxtaan ak yow nga ñëw def sa exposé ci biir université bi brassage boobu nag bokk na ci caractéristique yi nga xam ni moom la ñu gën a ràññee université du Ramadan. sëriñ bi xam na ni université du kenn rek moo fay jàngale parce que lii def njariñu université déjà université dafa ànd ak subversion maanaam dafa ànd ak jongante boo xam ne bi tëral benn xalaat nangu benn xalaat dindi benn xalaat amal leneen kii xalaata nii kenn xalaata nii te kenn du ci xosi sa borom kenn du ci jóg nga ni seen borom kenn du fi wax ni kenn du fi waxe lii gis nga sëriñ bi indi loolu indi ñoo xam ne ñi seen ngëm yàlla sax am na ñoo xam ni xëy na ndax seen idéologie am ñoo xam ne ñi
duñu sax ay jullit ci beneen diine la ñu gëm mais ñëpp mu ni nañ leen invité ñu ñëw waxtaan ak nit ñi waxtaan ak waa daara ji waxtaan ak pénc mi ci waxtaan yoo xam ne njoboxtan gi mu njoboxtan ñii nga toogal di waxtaanal bu doon ñeen dañ naan waaw mais kii nga xam ni sax feragul ijji wala kii nga xam ni sax lii nangam wala kii nga xam ni mosul xam luy a kii mosagul xam luy bee waaw ak koo xam ne kii sax xëy na waxtaanam ak wolof ci kàllaama réew mi ci discours scientifique pour la première fois ci université Ramadan la ko defee wóor na ma ñu bari ñu indi fii ñu nekk suñu xarit nekk ay professeur ci université nekk ay borom xam-xam wax nañu loo xam ne lii ñëw ci université bi ñu paree ñoom seen bopp danañu am surprise ci ni ndekete lii nii mën naa ko waxe nii ak ñoo xam ne ñii nii delluwuñ ci matale lii loolu mooy université sëriñ bi indi ko nag te ni mu ko indee ak courage jël ay nit jox leen ay thème ñu nabi si mu tàgganti gàgganti leen si ñu def ko àddina yëpp ne gisandoo ko suñu bopp ñu pare si loolu mu commencé di ko ubbi na ko si domaine yëpp ku ne fii ne borom xam-xam nga fii ñëw nga toog si suñu biir daal Sénégal gi laa wax ku fi nekk borom xam-xam ñëw nga fii toog fa def fa ay sa exposé ba it boo fa defee exposé ba pare yéemoo fa kenn ñi fa jaar bari nañu ñoom Souleymane Bachir Diagne jaar na fi ñoom Mamadou Diouf Iba Der Thiam koo fi wax rek koo fi mënti wax Sénégal c'est mu pâté looloo ko tax a fonk sëriñ bi ba bi ñuy dem barsàq yàlla na ko yàlla xare àjjana te moom ba bi muy gaañu moo nekk invité bi ëpp li mu def waxtaan ci université Ramadan dafa wax ni te bi mu koy wax loolu mu ni fii nag li tax ma sawar fee ñëw te di fi ñëwaat te bi muy ñëw programme mu DEA nga xam ni 3e cycle la mu di ko indi foo xam ni fii ñëpp xëy na niveau bi nangam mu ñëw di wax mu ni lenn nag moo ma fi indi gën a sawarloo ndax mosuma fee ñëw bañ ni ma waxee nii bul waxee nii kenn mosuma orienté ci ni mooy waxee kenn mosuma wax ni bu fi wax lii beneen bi ci des moo ni ñaareel bi mooy nit ñi dégloo fii nit ñi ak seen réceptivité ak seen réaction mu ni amatuñ ko université ndax maa ngi fàttaliku ndeysaan benn thème bu mu doon def ci mondialisation ak yeneen yooyu mu def thème bi ba pare waa daara ji question yi mais dafa mujj mu ni ngeen baal ma de parce que am na ay questions yu ñu ma posé fii il faut ngeen baal ma ba ñu dajewaat ma xalaat ci ndax mosuma woon xalaat ni question yi danañ ma ko posé et c'est ça l'intérêt de l'université Ramadan parce que da nga nekk ak ñoo xam ni ils sont des iconoclastes da nga nekk ak ñoo xam ni nekkuñu ci perspective lii danañu ko waxee nii lii kenn du ko waxee nii lii danañu ko laaj parce que sont pas des étudiants classiques laaj yuñ ko doon laaj bokk te képp kuy jàngale xam nga ni booy def sa leçon booy def sa kii yaa ngi xaar ay questions yuñ lay posé ba yenn yi nga tontu ko avant nga ñëw loolu mooy université Ramadan. effectivement këru diine yi ñuy tudd Sénégal yëpp ndonoom la maanaam ëtt bu mu ci dem la fa borom ëtt ba bàyyi lew na ko domm mu jariñoo ko lew na ko domm itam mu jël ko mooñ ci dund bi muy jox njaboot yi pour mu mën a dundal seen roo moo xam muy Touba moo xam muy Njaasaan moo xam muy
Laayeen moo xam muy Ceneba moo xam muy Kaolack Ñaseen këru diine même ñi nga xam ni askanu leen ci benn këru diine sax muy suñu mbokk yi jamaat Ibadur Rahman ak jamaatul Falaax ak association islamique yi kenn ku ci nekk Serigne Moustapha séq naag yow loo xam ne lii fu mu fëgg sa bunt nga ubbil ko ndax xam nga ni yiw wa rek moo ko tax a jóg te yiw bi nag ñëpp a ko bokk mbaax moom benn la muy mbaax bi suñu borom subhanahu wa taala wàcce njub genn la mooy njub gi mu teg ci loxo Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam te def ko ci jikkoom ba mu doon njub guy dox ak i noppam muy Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam Muhammad moomu moom ngay fekk këru diine goo dem te Muhammad moom la Serigne Moustapha Sy di liggéeyal moo tax mu yomb trop ci moom pour mu mën a conjuguer ak ëttu diine yooyu effectivement ëttu diine boo ci dem rek waxtaan ak ñoom dina la won seen xol bu féex ci Serigne Moustapha Sy li muy liggéey dinañ la woon seen i cofeel ci Serigne Moustapha Sy li muy liggéey dinañ la woon seen xel mu dal ci taxawaayu Serigne Moustapha Sy ci penc mi loolu nag yemul sax ci ëttu diine yi ci Sénégal rek yemul ci association islamique ci Sénégal rek même bitim réew ci monde islamique foo fi dem ëttu diine ya fa nekk yu ràññeeku wala association ya fa nekk nga xam ne ñooy jëmmal ëttu diine ya fa nekk amu ci benn booy dem lu dul ni di nga gis ni ñu ngi wormaal lool liggéeyu Serigne Moustapha Sy ñu ngi apprécier lool liggéeyu Serigne Moustapha Sy ci biir daa'iratul moustarchidine wal moustarchidat sur le plan mondial loolu nag day wone ni li mu yor njub la goo xam ne gi ëtt buy woote njub rek boo ko fa dugalee dina mën a maase ak njub googu puisque njub gi benn la macha allah loolu moo tax mu réussir li mu réussir ci ëttu diine yi comme ni ñu ko tuddee léegi ñoom ñëpp kenn ku nekk da ngay bëgg da ngay wone sax ni yow lay liggéeyal macha allah ndaxte ëtt boo fi dem boo ne njool màkk yaa leen gën ñu nangu boo demee Tiwaawan koo fa tudd ni moo leen gën ku dul njool màkk am ñu ko diingal boo demee Touba koo fa tudd ni moo gën ñëpp ku dul Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam am ñu diingal kon comme que kooku mooy ki nga xam ne ki moom la ñëpp bokk te moom la Serigne Moustapha Sy hafizahullah wa ayyadahu wa ra'ah di liggéeyal moo tax mu conjugué ak këru diine yooyu woo leen ci liggéeyam ñu nangul ko loolu lu yomb lay doon ndax fitra la fitratullahi allati fatara an-naasa alayha te la tabdila li xalqillah loolu mooy waral daal lépp yomb daal ci kanamam. Cela confirme la dimension et l'envergure de l'université du Ramadan, qui était le lieu où tous les jeux de perfectionnement étaient permis. En 1995, Serigne Mouhamadoul Moustapha Sy va profiter du symbolisme du mois béni du Ramadan et du regain de religiosité qu'il suscite chez les croyants, et particulièrement la jeunesse, pour lancer l'université du Ramadan. Cette initiative n'est rien d'autre qu'une tribune de la pensée libre, un banc du savoir qui permet à l'intelligentsia sénégalaise de faire un diagnostic des maux dont souffre l'humanité en général et la communauté musulmane en particulier, afin d'en proposer des perspectives de solutions idoines. Ainsi, durant tout le mois béni, Serigne Mouhamadoul Moustapha Sy et ses hôtes conférenciers débattent de plusieurs thèmes ayant trait à religion et société, sciences et communication, économie et politique. En dehors des thèmes ou cours théoriques, des professeurs étaient disposés à enseigner l'arabe, l'informatique ou le Coran. Et je rappelle encore, de manière gratuite. La deuxième chose est la création d'un cadre d'éducation approprié qu'est l'université du Ramadan. Une école qui n'est ni limitée par le temps, ni par l'espace. Chaque fois université Ramadan balaa moo ñëw ay 15 jours avant xoolal région yëpp dans les régions les plus reculées dañuy yónnee ku nekk gox bu nekk maanaam section yi wala localité yi ku nekk di nga yónnee ñaari technicien soo yónnee ñaari technicien ñu ñëw fii suñ ñëwee fii ay ñetti fan lañ fiy def ñu am ay atelier ñun dañu am ay atelier bi son la
son la dañ lay former parce que son ak image la audiovisuel da nga war a xool na ngay jëlee son nan ngay branché micro gis nga benn atelier bi vidéo la nan ngay filmer na koy defee benn film bu stable nag ngay jëlee interview ñu former la ci loolu beneen atelier bi moom mooy réseau parce que comme internet la gars yi xam nga dañuy branché ay ordinateur boobu ay wifi yi sax demeewul loolu noonu dañuy branché ak ordinateur dañ leen di former naka la ñuy branché ordinateur ba pare ñeneen ñi ñu former leen naka la ñuy defee communiquer parce que boobu ay WhatsApp amagul woon mais y avait Ovo y avait Skype yooyu amoon na ñu former leen naka la ñuy communiquer c'est-à-dire naka la ñuy branché naka la ñuy defee ba communiquer naka la ñuy yónnee transférer ay vidéo donc mën naa wax ne Université Ramadan bi tey c'est à la base de la formation de personnes qui sont devenues ñu ngi nekk ci télé yi ñoo nekk ci rajo yi ay grands techniciens waaw Maodo mii ci la bokk Maodo xuma mii moom ci la bokk donc ñoom ñëpp ci Université de Ramadan boobu lañ leen formé nga xam dañ daan def ay ateliers yi nga xam ne 2 jours lay durer suñu paree ku nekk ñu jël sa base de données ñu def benn base de données ku su nekk ñu delloo la après nga dellu fi nga nekkoon. man sama métier bi ma jàng dëgg-dëgg menuisier la mais tey sañ naa diir mbagg bépp ingénieur de son bu nekk Sénégal su ma la corriger boo d'accordulee doo dem donc loolu da ngay xam ne barke tamit daf si wàlli si daal li ñuy liggéey barke daal wàlli na si daal mais du xam-xam du dara mais nangu gi moom moo ko indi. li Cheikh Ahmed Tidiane Chérif wax rek te seen Cheikh di ko wax ne moom baytu boobu daf ko fonk mooy lahu himamun la muntahan li kibaariha wa himmatuhu sughra jalla min ad-daari maam Cheikh firee na ces volontés déjà confirmées dans leur plénitude nee na s'étendent au-delà de l'imaginable mooy seen yitte bu si gën a mag ça s'étend au-delà de l'imaginable mu ne volonté dont la Benjamin bu si gën a tuuti fait valser le temps c'est-à-dire seen yitte bu gën a tuuti ça fait valser le temps c'est-à-dire ñun si loolu lañ ñu dugal yitte bu mag yegg mun nañu fa yegg sax waaye tamit nampal nañ ñu si loolu moo tax ñun lépp lu ñu bëgg a def ñun dañ ko def avec le moyen qu'on avait parce que au départ ñun bañ doon nekkoon si internet bi man dama naa ne andi ordinateur Aline Gueye andi ordinateur Bekay andi ordinateur Sané Gueye andi ordinateur ñoom day toog nekk fa di négocier yeneen ordinateur donc ñun c'est ça qu'on faisait on travaillait avec nos propres moyens au départ noonu lañ defoon léegi bañ demee nag ay 1 an 2 ans ay mbokk yi nekk Europe ñoom tam ñu commencé si jàpp xam nga léegi ñuy fay ay serveur xam nga suñu fay serveur parce que diffusion yooyu dafa laaj bande passante ñi nekk si internet xam na li may wax bande passante moom mooy bon pour affaire bi jàll leer quoi dafa laaj bande passante donc moyens yooyu am na ñu ko si doon def mais li si ëpp solo rek moom mooy yitte bi nga xam ne moom la kilifa yi def si ñun daal loolu si loolu la ñu liggéey.